di jiital si nuyoo boobu chef de village ak représentant bi fi toogal di si teg imam di si teg notable Guéréo yëpp di remercier directeur monsieur Faye ak équipe bi nga àndal yëpp di remercier également monsieur Jean parce que dinañ ko tudd spécialement si kóllëre gu mu am ak ñun relation bu mu am ak ñun tax na lu Sénégal gépp bëgg mu jàppale ñu si encouragé bañ exister Jean il faut que ñu remercier si loolu parce que bu doon suñu xam-xam ak jibiloo kese yàgg nañ fi nous avons fait 7 ans am xalaat yi am bëgg-bëgg yi mais bi nga ñëwee accompagner ñu si la ñu mën a am cette réussite aujourd'hui vraiment ñu lay remercier bu baax di remercier équipe pédagogique bi nga xam ne ñoom nga àndaloon ñëpp si seen farlu ak seen jàppale ak volonté bi nga xam ne am nañ ko parce que lii bu réussir tey yàlla ak ñoom la parce que bi ñu ñëw Guéréo damay jàpp ne les conditions ne sont même pas réunies pour pouvoir faire cette formation à Guéréo comme le disaient beaucoup de personnes mais grâce à seen détermination seen xalaat seen volonté ak seen bëgg-bëgg moo la tey lii ñu réussir ko vraiment jërë ngeen jëf mention spéciale suñu amoon leneen lu ëpp jërëjëf danañ leen ko wax te danañ leen ko def jëf ji moom mi ngi suñu kanam waaye wax ji tey daañu leen ko seere si kanamu chef de village si kanamu imam ak notable Guéréo yëpp ak suñu ambassadeur muy tonton Pape Faye c'est un ambassadeur de Guéréo moom aussi duñu terminer di ko remercier xaj na jibi nee na mu accroché maire yi waaye non c'est le contraire waa maire yi ñoo war a dem di ko approché à l'occurrence man sama bopp parce que mooy heure bu ma ko gisee mu yokk ma xam-xam heure ma ko gisee mu yokk ma relation kon ñun ñoo war a déplacer dem gisi ko te loolu luñ si manqué si ñun la manqué mais sax xam-xam say relation lépp ubbil nga ñu ko dans tous les sens kon tonton pas vraiment merci jërë ngeen jëf Baye Bab mention spéciale parce que tey li nga fi def si historique kon lii du hasard bu fekkee li ñu def Guéréo bien vrai que formation bi def nañ ko Saly mais bi am Saly ak bi am Guéréo am na différence ñu jëkk ko Guéréo nga wax ni premier marin bi nga xam ne am si Sénégal Guéréo la dëkk kon mbir mi du hasard directeur jërë ngeen jëf de passage kon tànn bi baax na Jean tànn bi baax na ñu remercier rek récipiendaires yi nga xam ne ñoo nekkoon si formation bi parce que samedi bi ñu daje ak yéen ñun suñu kàddu ak suñu xalaat mooy dañ leen ni woon formation boobu ngeen di def kenn ku nekk fa mu toog na jàpp ne maire Sindia la parce que la ngeen di def ak la ñuy def si yéen loolu la ñuy noté Sindia mais sant yàlla def naa formateurs yi jéppiwuñu leen ñi fi jël kàddu yi vraiment remercier nañ leen te yéen rek bu ñu leen remercier ñu remercier nañ ci si ponctualité bi parce que gis nañ ni yàlla dimbali nañu fan yi nga xam ne def nañ formation bi yëpp ngeen am mat ak courage ñëw teewlu ko bien vrai que ay borom kër mi ngi si damay jàpp ne ñëpp sax ay borom kër lañ chaque jour ñu xëy am lu leen war ñenn ñu waroon dem géej ñenn ñu waroon nekk si leneen ak leneen waaye ñu sacrifier ces 5 jours ñëw pour que ñu former leen si loolu. parce que ñun suñu amee xalaat bi am yéene ji ut les moyens def si te yéen amu leen woon volonté bi kon formation bi tey du réussir fii mu àgg kon yéen aussi gàcce ngalaama kaddu yi moom kaddu yi sant ak kaddu yu gërëm rek la mën a doon. parce que nag ni ko jibi waxee damay jàpp ni xaj na lu nekk ak moment ba ko yàllay dogal waaye comme ni ko tonton Pape Faye waxee bi ñuy jàpp ni dañuy def cette formation xalaataguñu woon ay problème élection locale mu nekk suñu xalaat Jean wax ñu ko ni ñu lu mën a nekk la mais xaj na àdduna ak mbas mi fi jaar moo tax ñu toog ba heure bi ñu def ko te def loo war a def ñun jarul ñu naan ñu jërëjëf li ñu war a def rek la ñu war a def li ñu war a def rek lañ def parce que bu fekkee dañoo doon seenu surga ngeen jël teg ñu fi ni ñu dee ñu doxal dee ñu waxal kon dama jàpp ni lépp loo xam ne suñu askan soxla na ko bu nekkoon ko asamaan ñu mën koo jëli daañu ko jéem a jëli parce que bu dee imam yi ñu nga say ñaan bu dee chef de village ñu ngi siy jàppale kon ñun suñu xel dal na si loolu. di remercier également le conseil municipal de Sindia parce que mënoon nañoo joxe orientation yi mënoon nañoo joxe xalaat yi ñu naan mën naa nekk ak mënta nekk ak kañ lay doon ak nangam ak nangam ak nangam mais bi ñu ko jàppee ba léegi fu ñu war a taxaw ñoom ñu ngi fay taxaw fu ñu war a jàpp ñu ngi fay jàpp dama yaakaar ne tey su 56 conseils yi bu ñu gisee ce matin ñi fi ñëw présenté si loolu 32 yi ñëw nañ fi
kon damay jàpp ni mën nañu woon sax woote fii une délibération délibérée parce que am nañ quorum te village bi ñu ko defee ça fait partie de la commune de Sindia kon loolu c'est détermination conseil municipal bi loolu aussi ñoom ñu leen si remercier bu baax directeur wax na ko dama jàpp ni su ngeen ñu jiitalee wax ñu seen bëgg-bëgg ñun aussi également ñu dund ak yéen bëgg seen askan bëgg suñu askan bëgg a développer aujourd'hui mënuñu développer Guéréo te développer wàllu napp c'est pas possible loolu mënta nekk si suñuy gis-gis suñu orientation tey du jataay bi te bu ñu ñaanee ñi nga xam ne ñoo ñu fi nekkal ñu def benn meeting heure bu leen neexee loolu mën nañ see invité chef de village Baye Bab imam altine su ngeen demee commune Sindia defar nañ fa benn maquette parce que ñun du ñu xaar état du fekk état moo ñu dénk jox ñu dañoo war a jiite ba bu ñu dem di seeti monsieur le ministre ñu tegal ko si table bi tey cérémonie bi xaj na conditions yi mu demee mais il était bien calé que ministre de la pêche dafay war a teew tey fii si Guéréo te bu fi teegoon dinañ ko won loo xam ni quai de pêche bi ngeen di wax maquette bi ñu si defar liñ si def si xaalis ba def coût projet bi parce que bëgguñu jox ko ministre bi mu naan noo évalué wuñ te loolu man naa leen ko ñaan yéen ñett ñii bu altine na ngeen dem si secrétaire municipal bi di ngeen fa fekk maquette bu ñu defar si Guéréo pour defar fi benn quai de pêche moderne boo xam ni mën nañ la wax coût bi ça tourne autour de 400 millions. pas plus tard qu'hier su fekkee junior mi ngi fi na génne photo yi ñu ngi doon waxtaan parce que mën a defar quai de pêche te amoo station essence monsieur Seck bi nga xam moo defar station bu Ndayane ak bu Joal suba la ñuy signé convention pour mu defar station essence fii si Guéréo photo yi mi ngi fële démb lañ si réunion ma ne ko woon tey ngay ñëw mu ne ma non tey suñ ñëwee day trop politique bàyyil ba suba ñu dajee ñu signé convention yi defe naa ni ngay photo yi ku fi jaar léegi mu woon la ko kon ñun suñu xalaat si Guéréo mooy lu développé napp gi lu sécuriser waa Guéréo parce que tey mënuñu am liggéey bu ëpp tey ñu def waa Guéréo ay marin pas ñu nekk rek si gaal locce directeur non dañoo bëgg ñu embarquer si pado yi Djibiloo daf koy wax ma ne ko àllarba ak alxames sori na su docteur bi mën a ñëw suba la sa war ñu fay ko parce que suñu askan la ñu fayal ñun loolu lañ gëm dama ni lu mën a nekk tey bu ñu xaar suba directeur loolu dénkaat nañ la suñu kàddu xam nañ li nga si jàpp bu dee ay frais ñu war a fay bu subaa bu médecin bi ñëwoon bu dee 100 millions ma mirage sama bopp jël 100 millions teg stable bi ngir waa Guéréo am lu ñu bëgg ñun loolu mooy suñu gëm-gëm loolu mooy suñu bëgg-bëgg. leneen li nga xam ñu ngi si dolli directeur ñu lay joxaat tuuti suñuy kàddu yóbbante formation mooy xam-xam waaye nit ki boo xamee am-xam ba pare tonton Pape defe naa la gën mooy mu jëfe ko loolu directeur dañ la koy ñaan te xam naa ne mën nga ko di nga ñu ko defal ñii nga xam ne tey formé nañ leen dañuy ñaan heure bu ñëwee demander embarcation bu su seen i kayit matee directeur fu fukk amee na nga ñu abal juróomi am na nag Jean fu mu jaaroon ak Sali xam nañ Jean xam na directeur jot ngaa xam waaye la amoon Sali dañoo bëgg nga multiplier ko par 2 loolu nga taxaw ñu ko ni mu gën a gaawee ñooñu mën a nekk sa loola parce que loolu mooy suite bi monsieur Guèye mi ngi may ree waaye nag tribune moom bu ñu la ko joxee da ngay profité nga profité aussi parce que defal ngeen ñu lu ngeen defagul fenn Sénégal kon it bu ñu leen dalalee day ñaanu lay nga xam ne mooy suñu jàngoro ñu mën ko leen a dénk bu baax suñu sañoon mboolem ko ñu fi formé tey bu ñu toogaatee balaa 1 an ñu ne kooku mi ngi si bateau de pêche yi loolu mooy suñu bëgg-bëgg loolu mooy suñu gis-gis gaalu loo ca mënta ñàkk waaye nag gis nañ ni ñi nekk si bateau de pêche yi Baye Bab ñooñu comme mi moo ëpp xam ndax léeg-léeg nga xam ma dajeeg ñoom ñu may ma tuuti koppar léeg-léeg ñun di ma génn kees si jën kon nag ñooñu bu ñu gënee bari si dëkk bi dama yaakaar ni tonton Pape mbir mi dana gën a neex kon loolu plaidoyer boobu ñu ngi la koy dénk directeur nga àggale ko kilifa yi ba fu nga xam ni mën nga ñu sa jàppale muy doomu Guéréo na nga jàpp ne loolu suñu souhait la suñu bëgg-bëgg la formation yi moom luy continuer la ji bi wax na ko directeur Jean on avait 219 on a formé 110 kon c'est peut-être un peu la moitié kon dañ jàpp ne yeneen 109 yoo xam ne bu doon altine Saint-Louis dama koy ñaanaat bu ñu déparaat ak sur les 109 là kon bu ñu demee directeur porte bu njëkk a am non ñun xaaruñu élection li ñu war a def nañ si nekk élection benn période la dañ koy def pare si mais également liggéey moom bu ñu la ko santee da nga war a liggéey mais waroo xaar naan non damay pare lii pour préparer lii lay liggéey ba nañ sa nekk kon Jean ñi ngi lay demander
su lundi bii di ñëw bu dellusee soo programme woon Guéréo nous sommes prêts à l'accepter et nous sommes prêts à accompagner vraiment nos parents pour que loolu am si. wax nañ leen ko keroog formation du doy ndax xam-xam du jeex tey ay yenn module rek nga fi joxe monsieur Fall loolu plaidoyer bi yow lañ koy teg sa loxo lépp luy formation bu école bi def soxla nañ ko si Guéréo lu commencé 1 ba 16 keroog bi liste bi moom madame Sakho jox madame Sakho du 1 ba 16 la module yi 1 ba 16 def naa 1 ak 2 ngeen fi nekk kon des na 3 ba 16 ñun nag dañoo soxla 1 ba 16 parce que niveau bu nekk am na fi ji bi wax na ko keroog daal ni Guéréo koo fa laaj mool la law be nag moo neex a jàngali pël sooy formé mool fekk ay mool ñëpp di ay mool xanaa man sax maa ngi commencé bëgg a def formation bii di ñëw incha allah kon nag tonton Pape nañ commencé 1 ba 16 kon chef de village yéen ñu ngi leen di remercier baax imam jërë ngeen jëf ji bi mi ngi remercier Boubacar vraiment Boubacar jërëjëf monsieur Diallo jërëjëf tonton Pape duñ ko remercier dafa bokk si ñun te lii du la première fois keroog bi ñu ñëwee ñu pare dépose café xaaruma ji bi di ko woo ma damaa yéeg sa mbaar ma toog ni ko fii suma kër la te loolu mooy li mu ñu won mooy li muy dox ak ñun tey bu ñu amee salon des maires AMS day jékki-jékki buy tudd micro bi naan suma maire la maire de Sindia gisaguma ko donc loolu mooy montré que moom doon na suma nijaay damay jàpp ni moom a jëkk a présenté Macky Sall bi ñuy doog a falu en 2014 boobu ministre Omar Youm moo nekk ministre des collectivités locales mu invité tous les maires du Sénégal boobu bureau AMS amagul Grand Théâtre moo tudd sama tour daal ni uy le maire de Sindia ma jóg sa ko tribune la kon moom ambassadeur la si fu mu nekk loolu du lu tayit nga ko def te disponibilité si Guéréo sa disponibilité si commune de Sindia vraiment ñun xam nañ ko sentir nañ ko ñu lay sant bu baax di la si gërëm bu baax di remercier tous les populations de Sindia di remercier Serigne Tall chef de village wax nga léegi que je sais pas chef de village sinon Baye Bab dex gi dañ ko exploité samedi passé la ak Baye Bafor bi ñu ko defee partenariat ak GREM samedi ñu ngi woon sur le terrain rencontré nañ chef de village rencontré nañ beaucoup de notables à Guéréo mais ñëw nañ commune Sindia parce que dex gi commune Sindia ak bu Somone ñoo ko seq def naa dem nañ ba village de Thiafra dem ba village Soroxasab pour ñu defaraat dex gi ba man fa di fa vraiment di fa napp bu dee ANAT directeur bi moom ñoom moom benn lañ ki fi nekkoon directeur muy Maguette Ba am nañ convention yoo xam ne signé nañ ko madame Sakho dimbali ma bu chef de village ñëwee ngoon ko ba nga xam ni lépp luy seen mébét wala luy seen xalaat ñu for ko si mbedd mi ñun bu ñemee Sindia ba dañ koy jéem a traduire Maguette Ba bi changé actuellement te nañ remplacé ko Maguette Ba signé woon nañ ak moom une convention entre un peu Thiafra ak fii Lagine bi commencé sur 40 hectares benn projet boo xam ne vraiment dañ fa waroon a mbay mbayum jën parce que gis nañ ne loolu bokk na si li développé mbir mi kon ñun lépp luy seen xalaat lépp luy seen bëgg-bëgg sa loolu la ñu taxaw guddi sa la ñu taxaw bëccëg ñi ngi ñaan yàlla quai de pêche boobu ñuy wax buñ leen ko wonee tonton Pape daa ñoo la jox benn maquette directeur nga jàpp si ministre ba il est politique danañ fa dem sur le plan politique imam yaa moom ñaan gi nga ñaan les marins ñi ngi nii ku leen gis seen détermination xam ne fii ku fi def quai de pêche ñëpp am xaalis kon nag jàpp naa ni kon ñun bu ñu booleew am nañ loo xam ni suñ ko exploité defe naa ni Guéréo dina jëm sa kanam commune Sindia dina jëm sa kanam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf